pour xeex wuruj ak ger ndax wuruj ak ger dafa doon loo xam ne lu doy waar la ci Sénégal ndax wuruj ak ger mooy tax buñ buggee éducation bu baax duñ ko mën a am santé duñ ko mën a am suñu environnement bi nga xam ne dañuy bugg mu baax duñ ko mën a am suñu état foncier situation foncière bi nga xam ne dañuy bugg ñu jaarale ko yoon duñ ko jaarale yoon. nag benn maillon la d'une longue chaîne c'est-à-dire que chaîne li ci des yëpp population yoo ko constitué ndax ñay def wuruj ak ger ci bureau yi la ñuy nekk mbaa ci service yi mbaa ci kër yi mais du ñu nekk ci kanamu OFNAC di ko def kon nag ñooñu ña fa nekk di fa liggéey ñoom ñoo xam ñan ñoo koy def bu boobaa nag buñ ko joxee information bi OFNAC dina ñëw def li ci war kon nag loolu moo waral tournée bii ñu def dem nañ Mbàkke liggéey ci mbiru foncier maanaam mbiru suuf bi ñu demee Mbàkke Bambey dañu liggéey ci état civil bi état civil boobu ñu liggéey nag dafa am solo tamit ndax nit ñu bëri fi mu nekk nii yaakaar nañ ne acte de naissance du dara ñu bëri dañuy foog ne nit ki mun na juddu dund ba génn àddina sans mu am acte de naissance te boo amul acte de naissance mooy bokkuloo nekkuloo léeg-léeg tamit comme ni ñu ko waxee léegi léeg-léeg ay cachet ak signature gaa ñi dañ koy jël léeg-léeg nga gis ku jël cachet ak signature directeur bi mbaa kii responsable bi di ko def ci ay kayit yoo xam ne jaarul yoon te loolu nag dafa doon luy gàllankoor suñu économie gàllankoor suñu situation économique réew ndax statistiques yi bu baaxul mënuñ gérer économie Sénégal waaw xam nga addiya ak mooy teranga addiya ak teranga bokkul ak corruption ndax addiya bi ngay jox sëriñ bi boo koy jox boo ñëwee di ko jébbal ne ko lii de ci kees état bi laa ko jëlee du ko nangu kooku du ko nangu amul benn sëriñ boo xam ne dina taxaw nangu ne addiya bii ma jox dañ ko jëlee ci keesu état bi te nag lu état bi moom keesu état bi moom mooy alalu ñëpp kenn waru ko aaki moom kon nag addiya boobu du doon loo xam ne dañ koy mën a assimiler corruption léegi nag ka koy def moom moo xam lu tax mu di ko def intention ba tax mu di ko def moom moo koy xam ndax boo ñëwee di jox addiya sëriñ bi waxuloo ko fa nga ko jëlee mais yow nga am intention boo amee problème sëriñ bi jàppale la boobu yaa ngi ci corruption corruption moom c'est l'utilisation des ressources publiques à des fins privés lépp looy def rek pour sa poche pour sa propre intérêt ci xaalisu état bi mbaa ressource état bi rek loolu corruption la jëluloo ko ci état bi loolu tax ñu war a def différence entre ger ak teranga war a def différence entre ger ak addiya